jaajëf waay sama gars yi maa ngi jégalu de baal leen ma de man de affaire bi dafa mel ni sama Facebook bi lañ doon jéem a indil pexe parce que du ja donc parce que dama tourné rek gis na Facebook bi dem mu mel ni dañoo nema di ma wax ay waxu configuration comprendre ma mënu ma woon indiwaat Facebook bi parce que dafa may wax ay waxu configuration noonu daal dugal naa di dugal ba léegi en anglais la ma ko indee direct bi léegi live la def anglais mais bon grave de toute façon dañuy làkk anglais dañuy làkk français dañuy làkk espagnol dañuy làkk wolof wolof bee ñu gënal loolu la demee quoi parce que boo gisee ñuy wax wolof am na sax ñu ma interpellé ay Corée ay Japon ay Canada ay États-Unis ne ma bu ma mënoon wax français war ma wax anglais parce que xam nañ ni sama combat boo xam ne Afrique yëpp la yitteel donc am na ñu bari ñu déggul wolof mais dama leen xamal ni man xam nga rek wolof mooy sama fierté daal wolof mooy sama fierté bu ma sañoon combat bi nag bëggoon naa mu yegg fépp mais dinaa gën a sentir à l'aise wax wolof ko wax français parce que man nekkuma ci complexe d'infériorité yooyu noonu maanaam sama langue man pour man mooy sama vecteur de communication te moom laa mun a wone fi ma bàyyeekoo ak fu ma jógee n'est-ce pas te suñu langue xeex bu metti lañ ci war a def pour mu mun a intégrer wu ci suñu civilisation ak suñu culture n'est-ce pas la may neen ma wax soninke mooy man sama gars yi soninke la yow xam nga yow sama gars nga mais xaw ci dara donc mais langage yi nga xam ne moom lañ jël ni ñoo universel ñoo international et surtout et cetera mooy anglais français espagnol arabe bon ñun moom xam nga ay dialecte lañ yor quoi te ñu comme ni ñu ko waxee c'est oral mais damay bëggu di parce que xam nga Sénégal dañu am complexe boobu quoi booy làkk français ñëpp dañuy xaar nga faute da ngay gis koo xam ne da lay déglu mais déglul sens bi ngay wax mais mi ngi xaar nga def faute ba mu ne la non da ngay wax lu am solo ngay wax mais sénégalais bi mi ngi lay déglu tout en attendant te déglu sa benn faute la voiture non c'est pas le voiture la voiture mais lan moo ci am solo la voiture moo ci am solo le voiture la voiture mais c'est quoi le problème on va aux voitures on va dans la voiture on va le voiture mais lan mooy problème bi boo doon wax lu am solo nii di wax ne bon le voiture a fait un accident mu non la voiture dina la corriger par force balaa moo jàll langage yu jàmbur yow nga jël ko am ci fierté bu day noonu sa langage yow safu la dara boo ne bon je fais caca nice na je fais caca non amul problème mais boo ne woon damay day yëpp fu ne nii sax c'est choquant ñëpp nee nañ ooy yaay yooyu jàpp nañ seen nopp yi oui ni nga gis sa benn ki nga ne demal nga def pipi mais boo nee saw rek nga choqué leen dañuy dem ba nga xam ni non nasaraan bi nu mu travaillé sañ bopp sax dafa doy waar ci loolu ba sañu élection sax boo demee ci Times Up Now lamay nga tagal leen ko maa ngi wax ci Afrique ni ñu demee ba nga xam sañu élection chaque jour blanc yi ñoom ñooy ñëw pour arbitrer ñu te ñoom seen élection ñun suñu rajo du fa dem suñu télé du fa dem suñuy journaux du fa dem te amul kenn ko am fitu jóge Afrique nan da ngay dem Europe pour dem arbitrer seen élection mais ñoom suñu élection musul jot tubaab yi ñëw ñu ne ñu arbitrer xoolal saaga yooyu rek quoi le mal il est profond le mal est au fin fond de nous mais tey intellectuel Sénégal mooy kii làkk français moo tax booy sax bu ñuy politique léegi dañuy teel a bàyyi da ngay gis ñoo xam troisième la ñuy bàyyi ñoo xam terminal la ñuy bàyyi ñoo xam ni licence la ñuy bàyyee def politique ba am doole retourné waat def formation spéciale pour làkk français ndax français dañ koy jàng pour mun a fen rek pour di réeral nit yi di wër ay gros mots di wër ay mots yu compliqué pour nax bopp gars yi français bi spécialement rek pour mun a wax ak sénégalais parce que sénégalais moom boo koy làkk français mu daanu booy wax ak moom olof non di lay comprendre mais doo ko saf dara waaye waa ji moom du làkk français quoi booy làkk français rek moom mu nangu
intellectuel Sénégal mooy kuy làkk français waa kuy làkk espagnol moom du intellectuel xanaa espagnol du langue waa kuy làkk arabe nag moom du intellectuel kon arabe daal amul intellectuel quoi kuy làkk arabe du intellectuel kuy làkk soninke nag mais kuy làkk soninke intellectuel la parce que anglais bu waajee di làkk ba nga def ko intellectuel soninke bi moom soninke la dégg mais intellectuel la tu peux être intellectuel soninke intellectuel bambara intellectuel saraxulle mais intellectuel rek Sénégal kuñ ne intellectuel la rek yaa yow da ngay mun a làkk français complexe d'infériorité ci ay langue moo tax ñëpp anglais yi lañ jàngi ji ñëpp français lañ jàngi pour ñëw nax ñu cos cravate français c'est déplorable bon maa ngi jégalu bu baax complexe daf ñu sonal dañuy ñëwaat ci neuropirate nan la système bi di pirater suñu xel ni système bi di pirater est-ce que xam ngeen ni piratage de cerveau dafa am na ay livres yi nga xam kii ci la bokk piratage de cerveau maanaam waa ji fële lay toog pirater sa cerveau di la defloo lu ko neex man quand je voyage damay làkk anglais musuma làkk anglais fu ma benn anglais wala benn américain ne ma non da nga fóot dagg sama waxtaan ne ma da ngaa def faute musuma ko def musuma dal te pourtant damay làkk anglais di jaxase di def ay faute mais lu leen gën a intéressé mooy comprendre li may wax loolu rek mu leen intéressé damay génn làkk anglais nu ma neexee di dóor faute yi ing fu ma neex dugal mais dañ may comprendre te duñ ma wax mukk def nga faute ma dem fu dëkku français yi di làkki français kenn du ma ne def nga faute mais Sénégal boo fay ñëw romb aéroport commencé français première faute gars yi corrigé la non on dit le faute ñi naan non on dit la faute non on dit mais le faute ou la faute ban importance la faute ci am importance la maison le maison je vais aux maisons je vais à la maison lan moo ci anglais bi sax newul ci loolu the house lay wax the house new fi naan le maison la maison the house I'm going in the house at home jeex na mais ñoo dañ am problème bu doy waar sax boo xam bu psychologique moo tax moo indi livre bi tey neuropirate nan la Babylone di pirater suñuy neurones nan la ñuy Babylone di foowee nan la ñuy Babylone di caaxaane te lépp moo ñu ko teg lépp Babylone ñoo ngi ko teg waxuma nag ay doomu tubaab non Babylone c'est un système moo tax ñu naan le système Babylone system is vampire le système babylonien ce système là moo nekk ba tey Sénégal moom la suñuy dirigeant di doxee livre yi nag ay politologue ñoom ñoo koy bind ay ñoo xam ne ci seen système lañ ne ñoom ñooy rocceeku ci seen système di def ay livre di la won ni nan la ñuy foowee nan la ñuy manipuler ñuy wax léegi lu tax ma indi fii tey affaire bi parce que genre dëkk bu pare pour révolutionner ak nan lañ koy manipuler ba dëkk ba sedd guy dootuñ mën a manipuler lan la ñuy seddalee lu tàng maanaam population bu pare pour révolter wu nan la ñuy def bam sedd guy coow di jib bal du tàkk suuf du yëngu te ndigg ne gikk yax ne kàkk duñ jóg jéngu nan lañ koy defee moo tax ma indi livre bi tey donc mu ne deuxième trait du dispositif la neutralisation de la colère nan la ñuy neutraliser colère population bu pare pour fippu mu ne si malgré l'abrutissement consumériste les germes de la révolte apparaissent il est encore possible pour le pouvoir de les orienter dans une impasse Allahu akbar mu ne deuxième étape la du dispositif mooy la neutralisation de la colère mu ne si malgré l'abrutissement consumériste les germes de la révolte apparaissent il est encore possible pour le pouvoir de les orienter dans une impasse ce fut le rôle de la société du spectacle le royaume des trucages moo nekk Sénégal bu ñu demee bay fipp nag ñun bu ñu demee ba war a fipp nag di nga gis ñoom Balla Gaye génn ñoom Sanex génn ñoom maître El Hadj Diouf waaye kii dafa tof yow kii wéral yow man ñun ñoo gagné Tamba 90% ñun ñoo gagné nga gis gars yi da xaxata non El Hadj Diouf
gis nga li ñu leen di nalawalee loolu ci système yi la bokk nag nga gis nag gars yi yónnee seen éléments yi nag éléments yi war a nalawloo population bi encore parce que xam nañ ni élément fu mu ne nii seen dënn tàng na te pare nañ pour révolter wu ñu yónnee nag éléments yi leen di nalawloo loolu la lay wax nii. il est encore possible si bu amee les germes de la colère il est encore possible pour le pouvoir de les orienter dans une impasse am fu mu leen bumax. Ce fut le rôle de la société du spectacle loolu la leen di tegal le royaume des trucages nalaw loo leen indi dof yi indi wax ko ñuy reetaan loo indi ñi nga xam ne dañ lay fu boo meree sax ñu yeetal la ay ñoom Youssou Ndour ñëpp dinañ génn incha allah boo leen paree révolte rek di ngeen gis système bi ma leen wax. Le royaume des trucages que de produire une opposition contrôlée pour y enfermer les déçus de la consommation dans une fausse alternative canalisée par les médias. média bi ñëw nag ay dinañ xam ne fu ñuy jëlee seen livre yi ñun la ñuy jëlee suñu livre yi de dinañ xam ne ñoom luñ jàng ñun loolu lañ jàng dinañ xam ne ñoom bopp bu ñu am ñun moom lañ am dinañ xam ne voyage bu ñuy dem buñ demee Australie ñu dem Australie buñ demee Chine ñu dem Chine ñoom ñu dugg Japon ñu fekk leen Japon fu ñu dugg rek ñu fekk ñu fa ndax dëkk bu ma dem ñan laa njëkk a présenté wu ambassade yi consulat yi man fu ma dem xaax ma dem ci ambassade ba ne ko man la de Mollah Morgun ñëw naa yegg si naa waaw yow kañ nga ñëw ok d'accord foo nekk ma ne maa ngi nii dox la sama adresse ba pare di fa jaabante nag di fa jaabante dëkk bu ma dem ci consulat ba dem ci ambassade ba wan leen ni nee leen seen autorité de la république bi fuñ mun a dugg ci avion rek mun naa fa dugg ci avion fuñ mun a yegg rek mun naa fa yegg luñ defar rek dinaa ko jéem a yàq te duma politicien nag aw ma financement aw ma dara wutuma ko anduma kenn dama bugg sama population rek éveillé wu point mu ne léegi produire une opposition contrôlée pour y enfermer les déçus de la consommation dans une fausse alternative canalisée par les médias yu mu jënd yi contre la consommation la critique spectaculaire de la consommation autrement dit les pots de subversion de la nouvelle gauche cette contre-culture pop anti-autoritaire féministe paresseuse informe sans danger lancé aux États-Unis dans les années 60 par le programme COINTELPRO ñoom ñoo rey Tupac le COINTELPRO ñoom ñoo rey Tupac mooy Counter Intelligence Programme pour séduire la jeunesse et la détourner de la gauche marxiste sérieuse, formée, disciplinée et possédant une bonne capacité de travail, d'entrisme et de noyautage. mooy ni ñuy jëlee médias yi boobaa jël ñiy retaan loo jël ñiy xaqataay loo jël ñi naloo loo waate jiital leen aca ñu jël médias yi ñu jël partout fu ñu mën a jekkoo rek naloo loo ñu retaan loo ñu nga mer bay fut benn saa neex taxaw xëcc caay xëcc waaye yow kii yow fàtte yow kii nga ne fàtte nga boo yàlla nag boo ci teg sa ceebu jën bu fat tare wala sa benn maafe bañ jox la café ba wala ñu jox la benn ataaya fàtte nga buñ nee la allo waaw booy lamaay révolution bi tey kii waaye booy man de sama biir bee fees nii man de xaaral ba 6 heures xaaral ba 8 heures en attendant Maréchal waaye dama gëmmentu doo ñëw parce que saa neexa ngi taxaw ca télé ba di la nalawloo Balla Gaye naan du ma moroomam di la ndéema nalaw moom Viviane nag di way yu neex ngay coqaliku doo jóg de bu dee ci yow rek la des nalawloo nañ la parce que dugal nañ la ci système d'engrenage boobu noonu ak a ñoo garaaw mu ne damay tëb la révolte structurée consiste donc à infiltrer le système sur le long terme, faire des études, investir les grandes écoles et créer des réseaux d'influence et de cooptation interne dans les organismes du pouvoir, public comme privé, ministères, ONG, multinationales. gis nga ONG ni ñu bëree lu tax ñi mor gën taxaw naan ONG ñi naan ñoo dëmb la non daf ñoo sonal bu ñu rey ONG non loo wax ñeneen la non dafa soxoro non xol bee bon non moom yéenewul kaay jàmm fekk yow yaa ngi leen di wax danger bu leen di gete les ONG impérialistes ak les multinationales yi nga xam ne ñoo nekk foofu ay Orange et cetera ay Eiffage ay Total ñi nekk foofu noonu di jéem a financer yenn espèce rappeurs yi sax gars yi di ko dem jëli am fierté di brandir la médaille naan man j'ai été financé par Orange man ànd naa ak Orange tourné partout dans le monde di ko namoo te dëkk ba génnuñ ne ko yow dangaa dof xanaa dëmm bii nga àndal di kii mais booy leen di effet man la ñuy jiñ dëmm man mii ñëw naan leen Orange ñu ne ma non arrête bu ñu sonal ak say ONG te bokk naa ñi nga xam ne ñoo gën a bëri wax ci ay ONG
sioniste yi di gën a wax ci ay affaire financement multinational yi mais lu ñu ma def am na ñu ma def dof sax am na ñu man dama dof am ñu damay tux yamba ñi naan damay naan sàngara fekk cigarette sax duma ko tux ñu ma xam te yàlla seede na du ma tux cigarette du ma tux cigarette du ma lekk kaani lépp luy yëngal sama xel sax xaw ma di ma bugg a sonal sax même saxaaru lu mu tuddati boo ma sottiloon fii du kii sottil ma saxaaru incense boobu waaye ni ñu koy waxee non pas jaljali waaye mooy kii cuuraay même cuuraay sax man néeg bu am cuuraay sax du ma fa dugg maanaam lépp li nga xam ne yaakaar naa ne rek day buree sama xel pour réflexion sax du ma ko laal damay daw bu mu ubbee néeg mu am cuuraay sax ma daw ne non bu duggee sama kii ma xenc ko day jaxase sama xel damay protéger sama xel mais nag comme xam nañ ne am nga xel pouvoir bi da lay tam dëmm xam nañ ni da ngay réfléchir pouvoir bi da lay tam benn rancunier ànd ak ay éléments yi nga xam ne dañuy dund ci multinationalistes yi di dund ci ONG yi impérialistes yi ñooñu tamit ñu gën la peinture ne dof la gars yi daw la boo waxee ay 4 vies ngay am 5 vies 6 vies dof booy taxaw fa leen di waxi dof di wax ju leen di nalawloo benn Sané am 500 000 vues benn Maître El Hadji Diouf am 800 millions de vues benn Maître El Hadji Diouf ci waxi dof ah ñun seen morom ñun ñoo leen dóor ñun ñoo leen bàcc bàkkal ñun du seen morom ñun Géejawaay du seen morom ñun sénégalais yi reetaan day nokki ndeysaan fekk ñu ngi leen di yóbbu laaxira tey maa yërëm ñii ay maa yërëm ñii jàngal rek ñu ne duñ jàng gëstu leen ñu ne duñ gëstu ray leen seen bopp yi seen neurones yi jariñu lu dul xalaat seen neurones yi mooy yàlla daf leen ko bind pour ngeen dépenser ko ngeen ne maa lank maa bañ symbole de la médiocrité raw Sénégal c'est ce qui détient pas le monopole de la vérité absolue di wax di fa am ndam ñu ne aucune insurrection spontanée n'a jamais réussi car les barricades sont toujours encadrées au plus haut niveau. Le potentiel de subversion politique des événements artistiques de masse est nul et n'a qu'une fonction de contrôle social narcotique. Moom laa leen doon wax léegi. nee na ma célibataire obligateur nee nga célibataire laa waaye mais yàlla baax na waaw looloo tax maa aw ma cuuraay daf may sonal peut-être bu ma yàlla mayee soxna bu mel ni bu baax bi soxna Gaston dina ma commencé cuuraay ma commencé miin xeetu cuuraay nag mais moom cuuraay moom fu ma ko ubbee fekk ko ci néeg rek damay daw xëy na xamaguma ci yooyu gas moom xam na ko Gaston moom fu mu gisee cuuraay rek ubbi ndax ni ko bu ma ñëwee fekk ko soxna si di ko dëbbal ay affaire ay gooy ak ay gongoog paccal ko ci lingom nag sa waay naan nii nag di njaax na ay waay ba yow di ma kaañoo fekk mi ngi nokki xeetu poussière gi di nokki xeetu saxaar gi ñoo gas sama doomu day gas to mooy kaañoo nag bu ñëwee kii mel ni ko màndi naan nii ma ne ko booy lan la mu ne ma booy fii dama dund tey ma ne ko lan la mu ne ma waaye man xeej cuuraay bi ma nokki tey bu ma soxna si dabbal booy coppit la ko def na ko ci puy affaire ba saxaar moo tax xoolal maa ngi ne zuy Samba xam nga li may wax de yàgg nañ la cuuraay de cuuraay gongo nemmali la di jaljali en passant par le becco il préfère le reegu neex à la cuuraay gongo et quand la colère parvient à émerger en dépit de l'avachissement consumérique et des pièges tendus par le spectacle mooy spectacle yi ñuy teg pour la réduire à l'impuissance il reste encore une troisième barrière à franchir mooy la culpabilisation de la colère xam naa ni foofu la ñuy yem quoi parce que sinon bu ma fi naree nekk di kii wut leen ko daal wut leen ko ba leen ko mënee am quoi après troisième kii bi mooy la culpabilisation de la colère bu ñu demee ba seddal la nag ba seddal la guy après nag ñu wut kuñ culpabiliser sa colère bi lan moo waraloon sa colère est-ce que jar na ko ah li nga def nii est-ce que jar na ko ah ku nekk di culpabiliser di ko jéem a teg sa morom ne kii nangam bon di leen xamal aussi information bu ma jot parce que maa ngi suivre le dossier de Karim Xurum Xaq depuis ce matin ñu ngi ci jokkoo donc yónnee nañ ma léegi message ñu ne ma ne c'est dommage ce pays est merdique zéro démocratie banditisme d'État bon frère am yónnee ma ne il est fort besoin qu'on le défère bro instant yi l'enquête est finie mais l'avocate nous a dit que la décision du
c'est la décision du procureur que l'on attend donc nee nañ instant yi procureur bi la ñuy xaar mais tegal nañ ko lépp jiiñ nañ ko dëmm nee nañ da doon def insurrection da doon woote à la violence def nañ ko lépp fu mu ne nii nag pare nañ léegi pare nañ nee nañ dañ koy déféré en attendant procureur bi la ñuy xaar maanaam boo deful ndànk dina fa def ñetti fan après boo deful ndànk bu amul benn yëngu-yëngu bu amul benn coow bu amul benn ndimbal rek boo deful ndànk dañ koy déféré kooku moom mi ngi noonu daal maanaam lu bokkoon ci ñun demoon na woote yor portable am di def Snapchat xaw ma di kii direct comme sama genre gi dem nañ benn waaye ab bandi sol benn blouson ñëw taxaw waxu ko sax police laa booy jóg ma lay padd booy jóg ma lay napp ko kii ko gësam ko jaay ko affaire bandi woonu ko carte woonu ko dara mënat génn saagam mënate ko yóbbu ko ndeysaan tey yàlla ay waay Sénégal ay waay dëkk bi yee neex ay waay dëkk bi man luñ def yàlla ay waay dëkk bi luñ def yàlla man daal ab baadool mel ni man rek maa ñëw ak li ma sol nag moom blouson la sola xaw ma dafa sport yi xaw ma ab bandi la xaw ma ab vayu la xaw ma ab ripp la police corrompu bu taxaw daal fekk la ngay def say vidéo looy def fi non damay def direct non teg arrêté say direct arrêté say direct dama lay toroxalan non bul jóg togal balaa ma la amul carte amul dara waxu la dara jàpp la génn saaga mënate la ko rombala la digg Sandaga jële dem yóbbu ci Sandaga amul arrêt ministériel amul yóot joxuñu ko kii pour mu arrêté la amul lan lu mu indaale daal moom daal da nga ne bëreet gis benn waaye bu taxaw xamoo lan la wonu la kar wonu la dara yóbbu na la kaso daal tey Sénégal moo am loo xam ni non man xaw ma kañ la fiy dañ man moo fu ne xam naa ne moom man grave parce que dama jël benn waxu Idriss Seck bu am importance mooy jamono ji muy xuloog Abdoulaye Wade di ko waajal kaso mu ne bu leen tiit bu leen ragal ndax kat kaso mooy bërëb bu tiis waaye am na ñetti bërëb yoo xam ni saa yoo fa demee fekk fa koo gën ak ku la gën boo bëggee mer rek wala nga bëgg a xàddi rek nga bëgg a fipp rek xool ki la gën ki fa ne boo bëggee delloo sa bopp ci yàlla rek xool ki nga fa tane yow mu ne ñetti bërëb yi la journaliste laaj ko mu ne mooy hôpital kaso ak bàmmeel mu ne ñetti yëpp ay natt suñu borom lay wax xam ni foo ca dem bul tiit bul jàq bul ragal bul rafle ndax di nga fa fekk koo gën ak ku la gën hôpital kaso ak bàmmeel mu ne bu leen tiit ndaxte kaso laa jëm dinaa fa fekk ab imam dinaa fa fekk ab borom xam-xam dinaa fa fekk ab bandi dinaa fa fekk lépp man dinaa fa fekk ki ma gën ak kee xam ne man maa ko gën donc bu leen tiit bu leen ragal mission la rek foo dem ci yooyu barab yooyu di nga fa fekk ku tëdd boo demee armée non jarul ki di nga fa fekk koo gën ak ki la gën boo demee kaso di nga fa fekk koo gën ak ki la gën boo demee hôpital nu mu métti doo fa di nga fa gis ñu tëdd koo xam ne yaa ko gëni maladie sa méttit sax am na boo xam ne boo xoolee bosam rek fàtte sa bos kon di nga fa fekk koo gën ak ki la gën ñaari sens la am ci lu baax ak lu bon ak tamit ci li la dal di nga fa fekk ku ko gën a mettile ak koo xam ni yow ak ko gën a mettile ndax di nga fa fekk ku fa tëdd 16 ans kenn du ko jugé Sénégal am na 6 ans 7 ans 8 ans kenn du ko jugé moom mooy les cantakun def nañ fa 7 ans kenn jugé wu leen te loi bi législative bi def ne ku def 6 ans te jugé wu ko da nga am droit bàyyi ko mais Sénégal dañuy def 10 ans te duñ leen jugé donc faalewuñu loi Sénégal moom moo tax dama leen koy ñaan bàyyi leen ay Sénégal loi am na démocratie ngir yàlla bàyyi leen moo boobu Sénégal bu démocratie nekkoon gauche moom mi ngi droite bu démocratie nekkoon ci kaw moom mi ngi ci suuf maanaam sous terre mi ngi ci suuf jegewul xamul sax fu ñuy xeeñcoo démocratie Sénégal xamul sax bàyyi leen moo yooyu parce que tubaab bu muy créer démocratie Sénégal taxu ko jóg ngir yàlla démocratie bàyyi leen di ko utiliser Sénégal ay liberté d'expression bàyyi leen di ko utiliser Sénégal utiliser leen jàmm ok am na fa wér-gu-yaram non jàmm salaam am na fa ok parce que booy dee sax ba nga gis koo xam ne feebar nekk ci lal hôpital ba war a dee nga ne ko yaa ngi tane mu ne waaw maa ngi tane mus ngeen gis ku nekk ci lal hôpital ba war a dee ñu ne ko yaa ngi tane mu ne déedéet tane wu ma boo ko ne yaa ngi tane même bu fekkee tey la war a dee dans 5 minutes danaa la waaw maa ngi tane bu ko mënee wax da ngay wax
donc boo ma nee Sénégal am na jàmm ma ne waaw am na salaam ok comme ni ñu wooyee ñun nu ñu jàppee jàmm ak salaam mais bàyyi leen ay démocratie ay pays démocrate la démocratie nangam non justice amul Sénégal justice amul Sénégal te balaa ngeen di xam loolu rek nga dem palais de justice am na ñu jàppoon ci révolte bi la dernière fois kenn ki passeport américain la génne ñu bàyyi ko sama doomu ndey sama xarit passeport américain États-Unis la jógee ñëw ñi demoon dimanche place de l'indépendance lu ma lay wax matu sax 2 semaines mu ñëw ñu jàpp ko yóbbu leen police centrale passeport américain bi la génne ñu ne kon yërëb bàyyi ko mu dem ñeneen ñu yor passeport sénégalais ràpp ci kaso ba la leen def moom mu génn doxam parce que danaan léeg-léeg damay woo ambassade États-Unis man lañ ma fi jàpp ca ambassade États-Unis day def réplique léegi gars yi bàyyi ko ndax am na benn koo xam ni man dañu àndoon passeport américain la yore mu mbëkk ci kaw pont foire ba mbëkk oto gendarmerie foire xaw ma kooku daa mandoon xaw ma di bandulu sa waaye fa la ko fekk rajaxe tëll gendarmerie yi génn ci ay bandu fépp ñëw taxaw wooy mënote yóbbu xoolal mi ngi yore passeport américain waxu leen dara man xam naa ne ñu bàyyi fa oto ba ñu yóbbu ko wàcce yóbbu gendarmerie foire passeport am la leen génne leen jàbb woo ambassade États-Unis guddi la wax gars yi woote réplique nag daar bàyyi leen ko mu dem yoonam laa la wax dañ ko bàyyi mu dem yoonam dañ ko bàyyi mu ne fërit dem yoonam ñun jàpp Sénégal te ànd ak sama copain bi nga xam ne moo am na passeport américain dañ ko bàyyi mu dem ñu yor passeport sénégalais dañ leen téye ci kaso ba ci benn marche bii passé donc Sénégal dafa ne doy na waar yoon na waar nañ ma message il passe la nuit ici ils m'ont remis ces bagots que j'ai donné à ses parents son sort c'est demain ils vont le déférer l'avocate nous a dit que c'est la décision du procureur qu'on attend mais Karim même sait qu'il sera déféré demain lui Karim m'a dit que quand l'enquête est finie Tige faut rentrer moi je sais très bien qu'on va me déférer merci ci kanam maa ngi ci jàmm nee leen gars yi maa ngi ci jàmm ak salaam lum ko jaral gars yi rek jaral na ma ko que vraiment Karim leur fatigue après le procureur tu vois bon voilà message jóge ci seen famille moom lañ ma envoyé nii mais bon yàlla baax na dëgg rek bu ñuy xeex wax naa leen ko combattant yi nga xam ni dans le temporel lañ ñëwoon dans le temporel di rayante ñëpp la tubaab ya rey mais ña jàppoon ca yàlla di xeex ca yàlla rek tax amul kenn ku ci tubaab bi mun a rey sëñ Bamba fu ne yóbbu nañ ko lu ne pexel nañ ko moom ak tubaab ba suñ joon yàlla tey ñoom reyuñu ko dañ ko mujjee delloo ay mbokkam et cetera et cetera xam nga xeex booy def jiital ca yàlla parce que xeex ya ñu doon xeex jiital yàlla ñooñu kenn reyu leen ña doon xeex jiital seen bakkanu bopp ñoom Lat Joor ak ñi ngi doon xeex mais ñoom ay territoire lañ doon xeex bëgg a jafandu ci ay territoire bëgg a jaf am ay doon ay buur am ay jaam am ay bi leen di xalamal di leen tuq si ngalamal ak yooyu tubaab ba bu ñu leen fekkee foofu dañ leen naan rajaxe ñoom ñëpp a dee ñu naan kii dee na fële ca ngol-ngol kee dee na ca raay ba kee dee na enterré nga ngay dégg enterré mais les résistants pacifiques yi nga xam ne yàlla moo leen taxoon a jóg seen xeex yépp tax yàlla tax kenn mu reyu leen donc xeex bu ñuy def nii nañ ci jiital yàlla xeex bu ñuy def nii nañ ci jiital yàlla wut ay armes yoo xam ne fa yàllaahu la jóge buñ ko defee rek mucc léegi nag loolu mooy système bi xam naa dinañ dem incha allah bii di ñëw ku suba ci eggali ci neuropirate bi réflexion sur l'ingénierie sociale piratage de cerveau bi merci à Omar Ben Khattab sama gaañ la sama doomu ndey la alal lépp lay jënd ay livres di ma ko yónnee di ma pousser à ce que may lire di ma pousser à ce que may comprendre bëri na lu ma xam moo tax quoi mayuma jàmm parce que nee na ma yow sa bopp bi ay neurones la te neurones yi il faut les utiliser dafa mel ni rek nga am kàttan ak doole dund ba dee te amoo doom dund ba dee te amoo dara kooku noonu sa bagage yi la yàlla mayoon amalu la njëriñ donc tamit xel neurones yi yàlla da ko cee def pour ñu dépenser ko donc loolu la ma Omar Ben Khattab di wax junni livre la may yónnee chaque semaine mu yónnee ma benn ak ñoom Jacques aussi daf may yónnee ay livre Jacques
Jacques c'est l'ancien beatmaker de daara ji sama best gars nekk Paris daf may yónnee moom tamit fu mu toll ay livre naan mu jàngal gëstul xamal booy wax del xam lu ngay wax il faut nga am ay bagage intellectuel donc maa ngi leen di remercier ñoom ñëpp di leen gërëm di leen sant et puis di leen wax incha allah ba suba ak jàmm duñ leen bàyyi de duñ leen bàyyi ñoom de ñun ak yéen ak ñoom drayante rek duñ fi jógee duñ fi demee noonu de duñ rawee noonu de sàcc moom sàcc nënd moom xam fooy tëggee ko gën waaw te tamit sama papa nee na neexum ngoon xam fooy fanaanoo ko gën dégg ngeen wax jooju neexum ngoon xam fooy fanaanoo ko gën donc foofu laa leen bàyyi ngeen réfléchir ci phrase boobu sama papa waxoon ma et puis ba suba ak jàmm incha allah jaajëf merci beaucoup ñi ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp nag gis nañ ñëpp ñi connecté woon xam nga ñi ngi leen di béggee respect one love respect jaajëf et puis ñu jàppale suñu doom nde tam Karim Xurum Xaq gaayan nañ def ay affaire nañ ko soutenir xam nga nañ wane ni sama waa ji vraiment ñun ak ñoom ñoo bokk combat quoi Karim Xurum Xaq nañ ko jàppale nañ wane sañuy kii ku nekk na wane sa indignation ku nekk na wane sa révolte ku nekk na wane sa naqar suñu mbokk la ku bokk ci ñun la suñu xarit la te lekkul financement Oxfam lekkul financement Osiwa lekkul financement Orange lekkul financement Eiffage koo xam ne la ku am ngëm-ngëm nit ku dëgg di xeex bëgg ko quoi ne ngir yàlla nag bu ñu gën a gore nañ ko jàppale sama gars yi nañ ko jàppale niñ ko mën a jàppalee rek bul xeeb dara nee naa la révolution fu ne la mën a jóge Sonko ñu ko gën a jàppale Babylone lañ ne ñu ko gën a jàppale tey ji ci diaspora bi lañ ne te diaspora bi jàppale ne diaspora jamono jii may wax ak yéen ni waa France ñoom ñi ngi ci consulat ba di tàngal jër jamono ji France léegi la ma samura sama doomu nday def direct France ña nga fees dell CRS yi ñi ngi fees dell coy police français bi ñi ngi fees dell la police française ña nga fees dell ci consulat ba gaa yi ngi koy tàngal waaye nag ñun Sénégal ñun ñi affaire bi di ñu dal ñi ngi toog di xoole ñoom ñi nga xam ne ñoom ñi ngi seen jàmm yaram seen wér-gu-yaram di liggéey di lekk di naan amul courant bu coupé ñoom ña nga ci ñi ngi fippu ña nga consulat ba ñoom ñëpp fees fa dell CRS yi jàkkaarloog ñoom billaay wallaay ay waay sama gars yi ay waay bët bu rusul toj nag bët bu rusul toj de ñun nag moom ñun moom asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatu merci beaucoup kon bu suba ak jàmm rek ñu làbbale waat ko incha allah